le préfet Mouhamad Fall jaar ci Jabula di dox ba ci Alxaaji Moussa Diagne mi nga xam ni moom ngeen remplacé di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen wér-gi-yaram yéen nag ñoo ngi leen di ñaanal yàlla may leen tawfiq ci liggéey bi ndax seen liggéey yëpp mooy population bi am jàmm, population bi déggoo naataange am ci réew mi bis bu jàmm amee déggoo am rek naataange dana am ci réew mi te sujet bi nga xam ne walla thème bi nga xam ne moom la ñu jël te wax naa sànq ni atum lëmm ñoo ngi ci sax dàkk gannaaw bi ñuy jógee ci ngor ndax situation yi réew mi doon romb ci jamono jooja bi ñu yégee ni situation boobu jeex na dañu ñëw ci njub gi nag tibbewuñ ko fenn fu dul ci xadara bi ndax li ëpp solo ci tariqa mooy tarbiya boobu nag li nga xam ne moom la jublu ci tarbiya bi mooy nit ki jub am xel mu jub am xalaat yu jub am relation yu jub di jëf ci njub di joxante ay rendu ay promesse ci wàllu njub lépp lu mu def rek teg ko si njub boo xay buy planifier teg ko si njub buy gouverner teg ko si njub bu amee direction teg ko si njub bu yor présidence teg ko si njub bu amee tariqa di xalifa ku mu mën a doon teg ko ci njub moo tax Mawlana Cheikh Aboubacar Sy radiallahu taala anhu ni rabba bila xalwatin xatta staqaamu fa yaa lallahi man xaahu foo wax ni Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhu dafa yar te yar bi mu teg ko ci na nit ki jub nit nag bu xasee jub moom nee na fa muy àkk ji kenn xamu ko jàppal boolu nit bu jubee en tant que l'individu nit jub en tant que famille nit jub en tant que quartier nit jub en tant que région ci sous-région bi jiitu ca nekk terme de référence ci wàllu njub bu mujj Sénégal yépp jub xocc kuy def li ngay def nga yemale ko nit ñi gis la ak nit ñi ñàkk la gis nit ñi fekke ak ñu ñàkk fekke njub googu la Mawlaana Cheikh Sidi Aboubacar wax ni muy nit muy réew muy lu mu mën a doon muy àdduna bi yépp bu ñu demee ba àgg foofa fa ñuy àkk ci wàllu économie bu jub ci wàllu sécurité bu jub ci wàllu ak dal ci wàllu naataange ci wàllu dëppoo ci wàllu jub gu ànd ak juboo nee na fa réew mi àgg kenn xamu ko ndax xóot ga muy xóot ak dëgër ga muy dëgër ak nit nga xam ne noonu la ñu sudee woon parce que nit ñi en général daañu noonante ndax ñàkk jub daañu xeex ndax ñàkk jub du ñàkk mukk bu jooyoo amee am na ko jubul kon bu yàlla dogalee ñépp jub kenn du tooñ kenn police liggéeyam dana wàññi ko bu nit ñu jógee douanier bi liggéeyam dana wàññi ko bu nit ñu jógee yeneen yi nga xam ni ñooy dox tànk jàmm ci Sénégal seen liggéey dana wàññi ko famille yi daañu gën a tal te nit ñi daañu gën a tal liggéey tribunaux yi avocats yi juge yi documents yi nga xam ne ñoo koy jox ak plainte yu baree bare bu njub baree rek bu njub tasaaroo ci réew mi yooyu dana wàññi ko te ko réew mi dana tal a liggéey ñu ñaan ko li nga xam ne moom lañ ñoo jële te mooy jub importance bu mu am ci enseignement wu Mawlana Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu noo ngi ñaan yàlla def ci réussite yàlla def ci tawfiq boobu tasaaroo ci réew mi ba ñëpp nekk benn ñëpp jub ñëpp bëggante ñëpp soppante ba kenn dootul yëkkati kàddu gu ñaaw di ko teg ci deru bopp ba kenn dootul sosal kenn ba kenn dootul waxal kenn lu dul dëgg ba kenn dootul weeje kenn waaye tamit
jub ba buñ la dénkee alal nga yëg ni moom moo jub boo joxe ab marché jub booy jël nit muy liggéey ci administration booy jël nit engagement yi ngay jël ak moom yëpp nga jub loolu de la ñu jublu woon ci sujet bi alhamdulilah yi nga xam ne ñëw nañu gaaral leen ko gaaral ko préfet mu liggéey ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu rëy la ànd ak société yi nga xam ne wala kër liggéeyukaay yi nga xam ne dara taxul ñu jóg dul société bi am jàmm société bi am dal société bi am xéewal société bi yëpp ni am na nooflaay ci wàll gépp société yooyu ñoo ngi ñaan yàlla gën a jëm kanam yàlla yàlla gën ci def tawfiq yàlla yàlla gën ci def yaatu ba nga xam ne dina daj réew bi waaye di ñaan li nga xam ne ñooy comité d'organisation bi te ñoom ñi ñëpp ñoom di leen ñaan yàlla na yàlla dolli leen tawfiq mottali seen yëbal appelé seen yaakaar yëpp ndax seen liggéey macha allah léegi li ñu wax ci lépp li nga xam ne jàll na fi ci ñi doon jàpp ci service yi doon jàpp ci gàmmu bi ñoom ñëpp wax nañu at yi weesu surtout daaw lépp a jakk ci sans exception la ñuy santaat yàlla ci loolu gannaaw bu ñu gërëmee leen lépp ñuy gërëm presse rawatina bii fi teew presse moom liggéeyam mën nga wax ni dañuy représenter malaaka yi liggéey bi def ñoo ko doon def ñoo doon jottali xabaar yi nga xam ni moo doon jóge ci pays bu mag ba di ko jottali Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour na ko tasaare ci société loolu rek mooy seen liggéey kon noo ngi ñaan yàlla leen yàlla yéegee foofu yàlla dimbali leen dooli leen sutura dooli leen jaraan dooli leen xéewal ba seen organes yi ngeen yore yëpp nekk ay télévision yu rëy yu barkeel yàlla mën na ko yàlla leen ko yàlla defal waaye di ñaan presse yàlla leen yàlla jubal seen organes yi jubal képp ku ñu invité waaye jubal képp ku invité ba nga xam ni kenn dootul xas benn gor ci presse bi kenn dootul yàq deru benn gor ci presse bi kenn dootul sosal kenn ci presse bi kenn dootul wax lu ñaaw ci presse bi kenn dootul saaga ci presse bi kenn dootul weege kenn ci presse bi waaye yàlla dimbali leen ba ñu jot li njub bi ba mu àgg ci xel yi àgg ci xol yi ñëpp dund ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bon, salaamaaleykum wa rahmatullah. Je suis Cheikh Tidiane Ngom, un des fils de Serigne Mohamed Bachir Ngom, ibn Imam Al-Hadji Lamine Ngom, ibn Imam Al-Hadji Rawhan Ngom radiallahu anhu. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis à la préfecture comme de coutume pour procéder au CDD avec le préfet pour la préparation de la 25e édition du Gamou annuel Imam Al-Hadji Rawhan Ngom au grand standing en face station EDK Thiès. La séance s'est bien tenue comme de coutume. Les différents services se sont réunis, les engagements ont été pris et envisagés. Nous prions le bon Dieu d'exaucer les engagements et d'exhorter tous nos vœux. Ceci dit, le marabout remercie toute la population du Sénégal, en commençant par les autorités, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le préfet, le gouverneur, les sous-préfets, le maire de la ville et les différents maires de la ville, le délégué de quartier et l'ensemble des notables du quartier Grand Standing. Le marabout leur faire appel à une ouverture, à l'accueil et l'hébergement pour les autres qui vont venir, Inch'Allah, le 10 mai 2025. Serigne Mohamedou Mansour, Khalif général des Tidjanes, lance un appel solennel à tous les disciples, à tous les musulmans, à venir lui apporter tout le soutien nécessaire pour la réussite de cet événement phare pour le développement du pays. Cette année, le thème réuni est l'importance de l'intégrité dans les enseignements de Mame Cheikh Seydi Hadji Malick. Qui dit intégrité dit droiture. Droiture dans la fonction, droiture dans la discipline, droiture dans le voisinage. C'est ce thème qu'a retenu le marabout et lance un appel solennel à tous les disciples et à tous les musulmans sans parti pris d'incarner ces séances
de travail pour enfin redresser le pays, pour enfin mettre le pays dans les rails. Et nous demandons au beau Dieu de lui accorder le marabout une très longue vie, une santé de fer, et en compagnie de tous les notables du quartier, pour au finish, la mission sera très bien accomplie. Nous vous remercions. Le programme le vendredi, à partir de vendredi, beaucoup de kamins seront récités dans les différents daras. Après la prière du Juma, la Hadratul Juma et la ziyarat des différentes daïras clôt le programme du vendredi. Le samedi, à partir de 9h, toutes les disciplines se réunissent dans la mosquée 6 au village du Marabout pour le récital du Saint-Coran, qui de coutume était dirigé par Serigne Maodo Sy Dabakh. Après cette récital du Coran, une cérémonie officielle sera dirigée par l'autorité, par le ministre ou bien par le gouverneur, en présence du maire et différents maires de qui. La nuit, des chants religieux seront dirigés par différents groupes. Le groupe de El Hadj Ibrahima Gaye de Pal, El Hadj Abdelaziz Mbaye de Tivaouane, Serigne Babacar Fall de Thiès et d'autres groupes. Et la traduction sera assurée comme de coutume par Serigne Babacar Sy Abdelaziz. La cérémonie officielle, comme dit le marabout, sera dirigée par le Khalif général, Serigne Babacar Sy Mansour, son représentant. Merci. ngi leen di nuyu di leen ziar di santaat yàlla bu baax a baax ci jotaay bi mu ñu mayaat nga xam ni taxawoon nañ fi néega ni daaw alhamdulilahi rabbil alamin woote woon fi lii ñu fi doon woote muy guddik maam alxaaji Rawxaan ci njiital Serigne Mouhamadul Bachir ànd ak ay magam xalifa ba ca Paal muy Serigne Ousmane ak ñoom ko séqal ak xalif général de Tidiane nga xamante ni Tiwaawan bi ñu sosee gàmmu gi ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin ñun ak moom moo daan taxawu cérémonie bi di uuf gàmmu gi ak njabootu Seydil Hadji Malick Sy bàyyiwuñu kenn fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiina koon ñu ngi santaat yàlla gàmmu gi ñëwaat na mu ngi war a nekk insha rabbuna le 10 mai bii ñu jëm waaye mën nañ ni le 9 la ak le 10 bu soobee Mawlaana parce que le 9 bi ci la ñuy def xadaratul juma ci la ñuy def ziyaar yi samedi bi aussi bu ñu xëyee nañu ko baaxoo woon daan def noonu lañ koy defee ci njiital Serigne Ousmane Ngom di xalifa maam alxaaji Rawaan mooy ñëw taxawu kaamil ya ak dog yañ fay def bu ñu demee ba war a tëj jotaay ba nag macha allahu Serigne Maodo Sy na mu ko daan defe mooy ñëw wala ku mu yebal mu ñëw àndandoo ak ñun ñu tëj ko bu ñu demee ba tàkkusaan jot ñu dem ca cérémonie ba insha rabbuna ci njiital xalif général de Tidiane laataa muy nekk xalifa yàlla daan na ko dimbali daan na ñëw ci tànt bi moom Serigne Babacar Mansour te kenn du fa nekk bu ñëwee xaar nit ñi yëg ni ñëw na ñëpp daw fekk ko fa noonee mu ko daan defee noonu lay taxawee ba léegi ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am wér yàgg ci suñu kanam naal yi nga xamante ni moom la sumb yi ci yegg am nañu yegg diwaan ba yegg na macha allah mu ànd koog Serigne bi ñoom Serigne Bachir yeneen yi ci des ma ngi ci yoon wi yàlla na yëpp yegg jumaa ji it macha allah yegg na ñu ngi xaar mu julli ko ak jàmm ak yeneen bu ñu demee ba ci guddi ga insha rabbuna ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhaaji Ibrahima Gaye ànd kook ñuy jóge Paal yëpp ba alhaaji Abdoul Aziz Mbaye Serigne Babacar Fall bu ñu yeggalee nag Serigne bi ñëw nam daan def muy Serigne Babacar Sy Abdou ñëw joxe message bi nga xamante ni moom la daan waxtaane rawatina nag thème ren bii nga xamante ni thème bu am solo la ndax suñu njiit yi fi nekk nii la ko dala ci président ba léegi li ñuy wax mooy jubal jubbanti sëriñ bi wax nag ne sëriñ bi boole na ci xalif général boole na ci juboo muy lu am solo fa tabaarakallaahu yooyu nag lañ fay waxtaane moo tax nag sëriñ bi bàyyiwul kenn insha rabbuna Cees bàyyiwuñu kenn mboolem kilifa yi waa kër maam Ahmadou Njëgeen sëriñ mu niiru sëriñ baa ngi koy woo waa kër sëñ Saaliwu Touré sëriñ baa ngi koy woo waa Cene ba nga xamante ne ñu bokk région bi sëriñ bi ma ngi leen di woo waa kër góor gi alaaji Xalifa Gaye sëriñ bi mi ngi leen di woo waa góor gi Xalifa Kebe nga xamante ne yàlla dogal na moom mooy borom gàmmu gi Baay Xalifa Kebe moom ni ñu xalif général de Tidiane uufe noonu la ñu uufe noonu la uufe sëriñ bi moo tax fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo autorité yi sëriñ bi bàyyiwul kenn
la ko dale ci gouverneur Thiès yëpp mu ngi leen di woo incha rabbuna di woo président de la république di woo premier ministre de l'intérieur bàyyiwuñu kenn ndax gàmmu gi liñ fiy waxtaane ñoom moom la ñu bëgg ci réew mi mooy ñëpp jub loolu la ñu war a waxtaane ren moo tax kon képp kuy sénégalais même ñu dul jullit sax ñu ngi leen di woo ci gàmmu gi ndax waxtaan wu am solo wi nga xamante ni tey jii ni ko suñu borom waxee wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaa umma an xadaqa ndekete yoo kon njub day indi naataange cim réew yàlla nee na bu ñëpp jubee d'accord ne maa fi ne ndax loolooy njub gi jiitu ba pare nangul yàlla suñu xol yi ñu bañ ko bokkaale kenn loolu mooy première njub léegi nag la ca topp nag mooy ñun ñëpp tegu ci yoon yàlla nee na buñ ko defee rek asamaan si dinaa taw réew mi naat lu waay soxla dina ko am insha rabbuna moo tax kon ñu ngi woo ñëpp le 10 mai ak le 9 xadaratul jumaa ya daayira yi ñu ngi leen di invité duñ fi nekk di lim benn daayira mais képp koo xamante ni daayira nga yor nga aju ci kër Seydil Hadji Malick Sy ñu ngi lay woo bu ñu ñëwee fekk si seen naataango yi nga xamante ne ñooy daayira ahbab ñu jàppale leen insha rabbuna ñu mën a def xadara boo xamante ni tabaarakallaahu buñ ca jógee gàmmu ga yi tamit nag ni ngeen ko daan defee yéen daayira yi ñëw jàpp ci organisation bi noonee la leen ko sëriñ bi sante woon daayira yi aju ci Tiwaawan ñëpp ak ñu ajuwul ci Tiwaawan association islamique yi nekk ci dëkk bi suñu mbokk Ibaadu Rahmaan yi bàyyiwuñu kenn parce que sëriñ bi ñëpp la séqal jàmm ku xewle boo ko woowee mu ñëw ku xewle bu munta demit jël ak njabootam yabal leen kon bu wootee ñu ngi ñaan ñëpp teewe ko presse bi ñu ngi leen di invité yéen tamit insha rabbuna ngeen ñëw jàpp ci ni ngeen ci daan jàppee ba gàmmu gi mel na mu daan mel wala mu mel nu ko raw ñoo ngi jax kàddu gi sëriñ Mokhtar Dieye moom tamit fa tabarakallahu mu complété ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a woow ñëpp ci gàmmu gi sëriñ Mokhtar bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu jàkkaar lool fii ci réew mi ak ñi ni seetaan ci bitim réew Thiès ak li ko wër ñu ngi leen di nuyu sama baay alhaaji Abdoul Khadir daani ko wax ji mat na li ci des rek mooy programme ajuma bi Adja Fat Baro Fall ak mbooloo mu tedd mi nga xam ne ñoom lay àndal ñu ngi ciy bàyyi loo xel ñëpp ni ñu ko daan doxale rek ñëw ci ziyaaru ajuma bi macha allahu waa Paal ak la ko wër Gànjool ak la ko wër kilifa ya fa nekk yëpp ni ko Baay Alhaaji Abdoul Khadir waxee noonu rek la sëriñ baa ngi woo ñëpp le 9 mai le 10 mai incha allahu taala yàlla na nu yàlla may fekk ak tal daraja yeneen bi barke maam Alhaaji Rawaan barke maam Cheikh Seydi Hadji Malick barke Cheikh Tidiane Chérif yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. yàlla yàlla barkeel kàddu yi barkeel buum yii ngeen yore ak yàlla naatal ko nag ba li ngeen ci bëgg yàlla mottali lépp te lu ngeen si jottali rek yàlla na nekk jaamu yàlla bu yàlla nangu yàlla faj seen i aajo mottali seen i mébét àggale seen i yaakaar tàgganti seen i tak-tak yombal seen i jafeñ-jafeñ kenn ku ci nekk koo xam ne am lu nekk ci xolam mu naan bu ma amoon lii rek adduna jàkk yal na ko yàlla jox ndax adduna lépp jàkk ku ci doon naan man de dama am lu ma ragal yal na ko yàlla dàqal ba kenn du xam loolu mu ragaloon yàlla dàqal ko ba kenn du ko yëg koo ci xam ne bëggoon na yàlla dolli ko waat sutura ci mbiram yàlla dolli ko yàlla suturaal ñu ba tabarkàllaa koo ci xam ne am na la naan nangam ji bu ñëwoon rek lépp a jàkk yàlla daal di ñëw mu jàkk yàlla barkeel ligne gi barkeel liggéey yi barkeel télévision yi ba mu nekk télévision yu international yàlla mën na ko yàlla neen ko yàlla doon defal di ñaan réew mi nag yàlla na yàlla andi fi dal andi fi jub andi fi juboo andi fi naataange te naataange bu ñëwee yàlla na barkeel ba ñëpp a xaj ci te yàlla boole ñu musal nag ci fitna baaxul yàlla bu ko kenn woote yàlla bu ko kenn bokk yàlla bu ko kenn xam ba képp ku koy bëgg a xam ba yàlla la yàlla nasaxal ba nga delluwaat mel na ndox mu sedd guy wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala